accompagner wuñ la aussi yenn saa yi doo ci génn mooy waral ñu bëri dañuy wut suuf yi ba pare di jéem a lijjanti di suuf feneen pour ne bu ma amee foofu ma jaay ko alors que ci yoon waroo ko jaay léegi an bu ma ko jaayee ma mën a am lu ma koccal ci biir kër gi. loolu ay réflexion la yoo xam ne dafa war a yaatu chaque citoyen a droit à une maison tey jii ñun ñii di dox di dem Touba suñuy dox jëmee foofu mais dañuy gis parfois romb ndam nu fay goo xam ne mais kenn moomu ko Sénégal la ko moom kon citoyen bu nekk war nañ laa mën a waajal nga war a mën a am suuf nit ñi dañoo war a bàyyi fuqale yaa ngi dégg à commencer par maire yi ak ñëpp ñi nga xam ne am nañu accès ci wàllu suuf ñu nekk dans l'administration wala ñu nekk dans les collectivités territoriales fuqale baaxul nañu moytu ay coow suuf nañu moytu njublan ci wàllu suuf nañuy fexe ba nga xam ne tey jii su fekkee ne dañu la dénk téeméeri barab yoo war a séddale su dee juróom-benn junni ñoo ko bëgg ñëpp mun ñoo am mais nañ koy jaarale yoon loolu rek moo ci am solo fexe ba nga xam ne tey jii yow doo ñëw séddu ba pare daal di seet seen waa kër jox leen daal di ne Aïda mi dëkk sama kër mooy tantey mbindaanu bàjjenu nijaayu sama xarit moom itam faaw ma jox ko doog a seet nan la citoyen di jote loolu moo war a dakk te loolu je suis convaincu que ci ni ñu koy doxalee ak équipe bi ñu mettre en place et je remercie et félicite le maire de Neba Sall au passage donc je suis convaincu que loolu dana am solo waaw ah merci nag parce que nouveau marié la tamit alors am na lu jëm ci handicapé yi loolu danañ ci waxtaan parce que ñoom xam nañu ñun ñoo far loolu moom ñoom xam nañ ko ensuite comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même ñoom ñi ngi fii ci mairie bi maanaam xeetu handicapé bu ne ci Sénégal am na fii ci mairie bi silmaxa am na fi muuma am na fi te muuma bi fi ne mooy meilleur agent mairie ville de Thiès puune am na fi waaw handicapé moteur am na fi waaw yaa ngi dégg silmaxa am na fi te nag xoolal njàccaar la waaw loolu tant que liggéeyoo ak ñoom doo ko xam mais loolu dafay permettre nit ñi am beneen gis-gis parce que loolu ñuy tuddee baatu gumba non loolu du gumba sëñ Moussa Ka doon wax borom xol bu gumbaa raw borom gët yu fett bu kon nañ nit yi gën a defar xol yi yaatal leen loolu dina permettre ci wàllu égalité des chances ñu mën a jëm ci lu bari maintenant il y a dafa am benn injustice historique bu am ci quartier Wango waaw parce que nag fii Thiès bi séeréer yi ñoo ko moom ñoom ñoo ñu dëkk Wango ak seeni mbokk fii ñu toog ñoom ñoo ko moom loolu mooy dëkk ay nit ñi ñëw jël dëkk bi di leen jalax rek en fait normalement sax ñoom ñoo waroon dëkk randu leen parce que ñoom lañ daan randuloo tout le temps waaw te jaaduwul nag ñu dem ba teg ci quartier bi nga xam ne c'est un quartier historique bokk si yi fi jiitu bu fi jiituwul di Wango tey ji booy liir maanaam acte officiel bii wax quartier yi ci Thiès booleetuñ ko ci loolu dem naa ba foofu waxtaan ak ñoom ñu xamal ma ko maintenant dafa am ñoo xam ne ñoo war a redresser loolu courrier yi ñu waroon def nañ leen jaarale ko ci préfet ba fi newoon ci jamono mu war a dem ministère de l'intérieur loolu ñu di ko topp pour mu wóor ma ni loolu duñ ko fàtte benn yoon Virginie Ndione mi nga xam ne dafa dugal loxoom en tant que chrétienne ci waañu daara lépp lu jëmoon ci wàllu santé bu jëmoon ci waaru daara moo ko doon gérer te gérer ko ci anam gi mu gën a rafete nag Virginie Ndione du ma ko wax jamais Virginie Ndione Virginie Wango rek laa koy wax ngir bañ a fàtte Wango loolu maa ngi demandé SG ñu gën cee soññ ñi nga xam ne ñoo yore loolu ngir ñu mën caa am ay saafara étudiants yi gërëm naa leen plusieurs fois au nom de la vie
ñoom ak éclaireurs yi ñoom ak waa université virtuelle ndax seen taxawaay ci mbas mi bu du woon ñoom ànd ko ak bàjjanu gox yi ànd ko ak yaayu daara yi sëriñu daara yi kon dina ñaaw ndax ñoo doon jël xéewal yi bis bu ne di leen yóbbu ci daara yi fàtte woon nañ ñoom ci seen bopp ne am na ay soxla yu ñu am au plan personnel ñu ni dañu war a engagé wu pour protéger seen askan am na ñu ci am ay accident ci biir mbas mi am na ci ñoo xam ne oto ba leen yeboon di moytu ay jakarta tax na mais xéewal ba tuuru seen kaw ñooñu toog nañu benn temps bu yàgg am ay jafe-jafe ñooñu faw ma gërëmaat leen ci turu ville de Thiès yëpp di leen wax ni la ñu jotoon a def pour ñoom su dul woon mbas mi prévoiroon nañu ba ñuy voté budget le 3 décembre 2019 prévoiroon nañu taxawu leen ci ni mu waree mbas mi ñëw l'essentiel des ressources disponibles ñu jëmale ko ci protéger waa Thiès parce que nag su fi ni bala nga ni naam ne fa bu fi waa Thiès nekkatul woon yeneen yëpp du am njariñ kon na ngeen xam ne cycle budgétaire bi nga xam ne mi ngi waaj a tàmbali incha allah le 19 bi ñu war a def débat sur les orientations budgétaires danañu bàyyi xel bu baax a baax yooyu nga xam ne étudiants yi ci juróom-benn université yi ñi ngi koy laaj muy université wu Thiès di bu Dakar di bu Ziguinchor di bu Saint-Louis di bu Bambey di bu Sine Saloum yooya ñu ngi leen di bàyyi xel ci wàll yëpp li jëm ci wàllu ndox PACASEN li ñu njëkk a sóor ci at mi ndax programme triennal lañ def li ñu njëkk a sóor ci at mi mooy fexe ba ñaar fukki quartier ak ñett yu nekk ci Thiès yu am problème mu ndox ñu jël moyens yooyu ñu PACASEN jox dugal ko ci ñu saafara ko AGETIP la ñu dénk liggéey bi yemuñu ci li nga xam ne moom la ñu waxante woon ak AGETIP dañu waxante ak SONES ñu attirer seen attention sur le fait que ñoom itam branchements sociaux yi bu ñu ñëwee dugal ci seen loxo dina mën permettre ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën a jot ci ndox tey jii benn quartier bu mel ne Daral Pël officiellement bokkul ville de Thiès officiellement tey ndax mi ngi bokk Kër Moussa loolu bokk na ci les incohérences du découpage yi nga xam ne sàkku nañu ci président de la République mu corriger ko loolu gëm nañu ne ak loi d'orientation bi nga xam ne Assemblée nationale war na ko voter te mu jëm ci plan national d'aménagement et de développement territorial lu mel noonu daañu ko corriger ndax Daral Pël mënta nekk fi booru Thiès noonu léegi da ngay romb àllub Kaañ romb Pout dem ñëw ba 50 dugg ca biir Kër Moussa après ñu ni foofu la bokk kan moo dëkk Daral Pël bu amee doom di ko déclaré ji foofu kan moo fay am décès di ko déclaré ji foofu kan moo fay soxla benn këyit bu ñuy defaree ci ville di ko di wute ji foofu loolu ñoom ak ñeneen ay Kër Massamba Gueye ak yeneen ak yeneen loolu am nañu yaakaar dina am saafara waaye comme xam nañu ne ñooñu ci Thiès la ñu bokk de fait ci liggéey bii nu nar a def pour saafara wàllu ndox bi ñuy wax waa SONES wax nañ leen ñu régler problème mu Daral Pël wax nañ leen ñu régler problème mu Kër Massamba Gueye wax nañ leen ñu régler problème mu gox yi nga xam ne dafa takkaloo carrément ak Thiès te am yenn jafe-jafe yoo xam ne ñoom fu ñu jaaxlee ci biir Thiès la ñuy ñëw mu mel ne li nga xam ne moom la ñu jëm ci désencombrement moom la ñu tuddee désencombrement dañ cee nekkoon c'est vrai bi ñuy doog a ñëw mais yéen ñëpp xam ngeen ni jamono yi nga xam ne ay coow dafa bëri woon ci dëkk bi kilifa yi dañ ñuy ñaan nañu ngeen dalandi ndax xam ngeen ni marché Sam nun noo ko fi jëlee te it bañ ko fay jëlee dañoo am raison jëlee ko fi waaye bañ ko fiy jëlee bëgguñu ko fi woon jëlee pour benn mareyeur
benn jaaykatu jën di am benn jafe-jafe. balaa ñu ko fi doon jëlee defoon nañu jéego yi ci war ba am barab bi ñu amoon ñu bëggoon genn wàll gi ñu def fa marché provisoire geneen wàll gi chantier bi tàmbali. te chantier boobu wowoon nañu ñenn ci responsable mareyeurs yi laaj leen seen xalaat ba ñu joxe seen xalaat ne fii war na mën a am marché aux poissons te war naa mën a mel nii. ñu doog a nag jóg pour ne da ngeen di jóg ba ñu jógee pour jëlee leen fa yoon daf ñoo tegaloon ñetti fan yoo xam ne war nañ leen ko jox pour ñu mën a waajal ñu jox leen juróomi fan. booba ay nit a leen manipuler nag pour di leen wax bu ngeen defee ni ñu bëgg du ngeen fi jóg te bu boobaa ñu daañ leen jàppale. ñenn ñi topp leen te teewul jóge nañ fa nag mais bañ fa jógee ay nit jóg tabax fa ay cantine ñoom ñu defoon ni cantine yi pour ñoom la mais cantine yi ñeneen lañ leen jox. ñu dem tuuti ñu gis ne comme na ma ko xamee woon foofu ñu tabax ay cantine dafa am privé yu ko moom dafa am ñoo xam ne titre foncier la boo xam ne ay nit a ko moom ñooña dem ca yoon jaar fi ñu war a jaar yëpp ba yoon delloo leen ko. tey ji képp koo xam ne amoon nga fa cantine tey da ngay xam ne muy tey wala muy suba wala ginnaaw suba da nga fay jóg te pourtant ba ma koy wax booba ñooñu déglu wuñ ma waaye heureusement depuis 2016 bi ñu voté avec vraiment tous les conseillers de la ville de Thiès ba def benn délibération bu ñu may ñu am benn terrain fële ca Poñen Pël bu ñeenti hectares mu desoon lu dul état bi ministère de la pêche indi financement. ndax plan bi moom AGETIP defar na ko ba pare pour nan la ñuy defaree marché bi financement boobu mel ne lu xawoon a tardé jamono yii bi ñuy lancé tali bee nga xam ne moo nekk ci diggante base ak polytechnique jóge Jaxaaw jëm polytechnique wax naa leen ni ministre bi yore pêche confirmé na ni léegi financement bi ñoom am nañ ko et que balaa yàgg dinañu ñëw fii incha allah ànd ak ñun. dem ci terrain bi pour seet nag kañ ak naka la ñuy tàmbalee liggéey boobu parce que Thiès mérité na loolu. alors bu boobaa yenn yi ci wàllu woowu ci cadre désencombrement wàllu woowu moom lenn dina gañ li ci des gis ngeen problème mu gare routière nit tudd na ko yàlla xam na ni bi ñuy def dévolution du patrimoine maanaam bu ville de Thiès bu am ay commune amee. bi ñuy séddalee li newoon ci ville bi newoon naa leen dafa am ay njuumte bu ñu nee marché central kay jeexal na wax waa Thiès yëpp a ko bokk waruñu ko jël jox ko benn commune suñ nee gare routière te benn fii am waruñu ko jël jox ko benn commune comme bu ñu nee hippodrome benn fi am waruñu ko jël jox ko benn commune parce que waa Thiès yëpp a ko bokk tey boo demee marché central xaalis ba fay dugg ak lañ fay jëlee ci taxe waa Thiès yëpp a ko fay dugal. kon est-ce que loolu war na bu génnaatee sous forme de taxe dem rek ci benn commune du war a mën a wëlbatikuwaat jariñ Thiès yëpp loolu jaaduwul donc ci cadre boobu lañ doon waxee tey jii yéen ñëpp xam ngeen ni gare routière bi nit ñi mënatuñ faa jël oto nañ koy bëggi moo waral ñu ci bëri ci mbedd mi la ñuy jëlee oto ci anam boo xam ne rafetul pour une grande ville comme Thiès mais il est clair que il faut que ñun ñëpp ñu am le courage suñu bëggee saafara yi yëpp. jëm vers ay xalaat yu yaatu mais xalaat yoo xam ne man dama wax ci journée décentralisation bi ñi ma ci doon waxal dama ni leen nañu woote waxtaan boo xam ne entre élus yi la territoriaux waxtaan bu ñu koy def kenn du tudd turu jàmbur kenn du tudd turu parti kenn du tudd turu wàllu élection maanaam dañuy waxtaan rek pour génne xalaat ban xalaat a gën a baax pour askan bi man sama xalaat mooy boo xoolee Sénégal juróomi ville moo fi am Dakar Thiès Pikine Guédiawaye Rufisque 42 conseils départementaux alors qu'il y a 45 départements en attendant que Keur Massar di nekk département lu tax 42 au lieu de 45 parce que ville de Dakar ville de Pikine ak ville de Guédiawaye territoire yi dafa correspondre ak territoire u département bi moo tax mënul am ville am conseil départemental mais loolu xam nga lu mu jur li mu jur mooy
am na citoyen yu dëkk Dakar yoo xam ne bu mënuñu am ambition wu nekk maire kii nekk président conseil départemental wala conseiller départemental kenn mënu ko fa parce que amu fa. boo demee Louga citoyen ba fa nekk mënul nekk conseiller de ville mënul nekk maire de ville mais loolu dafa def li ñuy tuddee rupture du principe d'égalité des citoyens. alors loolu lu koy saafara la koy saafara mooy xam nga seetlu ngeen ne damaa mës a wax ne nañu jël département Thiès def ko muy ville de Thiès mais damaa wëlbati wax bi proposition bi parce que wolof day wax ne uude ne lu mu wax ci béy bu wopp ñun di reer ba la bëgg. xam nga su ma waxee nañ jël département bi ville de def ko ville de Thiès day mel dama ni nañ supprimer conseil départemental te boo suivre sama regard dañuy defe ne politique la ma ne kon nañu fexe ba nga xam ne léegi dañuy supprimer les 5 villes bu ñu supprimer les 5 villes ñu am 45 léegi voire 46 suñu indee Kër Massar 46 conseils départementaux xam nga man mii jiite ville su ma nee nañ supprimer ville xanaa kenn du ma da ngay politique bu ko defee Thiès delluwaat nekk benn commune amaa jëmmi kan moo koy jiite loolu yàllaa koy dogal jaarale ko ci askan wi te buñ ca yeggee lay doon tey ressources yi nekk ci biir ville de Thiès xam nga yéen a ngi dégg ñi ngi wax ay problèmes yu bëri problème mu ressources au même moment bu dee marché yi rek ñoom la taxe doon génne mais marché yi la fay génne amul ci lenn luy jógee ci benn marché te jëm ci ville bi amul. ville de Thiès amul benn marché bu ne ci dëkk bi tey bu mu yore xanaa bu bees biy ñëw te dikkagul amul benn ressource buy génne gare routière bu jëm ci ville de Thiès. amul ñaari dërëm bu génne hippodrome bu jëm ci ville de Thiès tey jii ressources yi nga xam ne ñoo war a nekk ci biir ville bi bokk na ci li ko war a joxe la contribution des communes au budget de la ville article 185 du code général des collectivités territoriales 6 ans ngi nii benn commune mësul participer pour benn franc ci budget ville bi leer na ma ni ñetti communes yi nekk Thiès li ñu yoreel ville de Thiès suñ ko fayoon tey danañu fay tailleur yi ba lebal leen maanaam danañu fay tailleur yi fay ñeneen ba lebal leen ñoom kon waxtaan pour seet naka la ñuy fexee ba dooleelaat askan wi ci biir Thiès farata la su nekkaatee benn commune dañuy économiser tey xoolal ñi nga am ñeenti maire de ville ak ñetti maire commune donc ñeenti indemnité de maire ñeenti auto maire ñeenti cabinet maire donc am na ay ressources yoo xam ne rationaliser leen farata la te jour bu ñu demoon ba Thiès nekkaat benn commune loolu dina ko mën permettre te loolu il faut que les gens acceptent ñu toog autour d'une table kenn ku ne indi argument ki jàpp ne war nañoo kon ne tas loolu na mu ñëw indi argument man dama jàpp ne bu Thiès nekkaatoon benn commune dañuy jël siège commune yi def leen ay centre secondaire d'état civil kuy wuti kayitu juddu doo soxla toujours ngay ñëw ba ville jël les services sociaux et culturels ñu loger leen tamit ci biir barab yooyu ñu gën a jege doomu aadama yi le reste délégué de quartier yi di ko gérer mooy nekk ci gox yi la ville bu boobaa commune bi moom mooy nekk la ville comme ni ñuy waxee ville de Louga wala ville de Diourbel wala ville de Kaolack mais dootul nekk ville au sens de la décentralisation bi nga xam ne day nekk une ville bu am ay communes ci biir. D'ailleurs la ville de Thiès existe en violation de l'article 167 du code général des collectivités territoriales ndax article boobu dafa ni une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale loolu ça suppose l'existence préalable de ces communes maanaam comme da nga doon ñëw nga fekk Touba Toul Ndiéyène Sirakh Xombol Ngoundiane Thiénaba nga fekk leen yooyu existé nañ ba pare nga dajale leen nga ne comme ñii am nañu problème yu ñu bokk léegi nañu leen dajale créer benn ville buy doxalandoo seen problème mu gestion des déchets buy doxalandoo yi nga xam ne éclairage public la
yi nga xam ne wàllu environnement de manière générale et cetera mais fii dañoo fekk benn commune boo xam ne dafa nekkoon benn nit ñi mu am benn direction ñu tas ko def ko ñett ba pare nañ koy boolewaat loolu amul benn sens oui. Terminez, vous parlez. may ko waaw may ko allez-y 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 allez-y.